def ci li nga xam ne nag wàllu politique mu am ay faits yu mu daal di constaté ci li nga xam ne nag moo di réew mi ak nu mu war doxee jàpp na ni actuellement lépp a taxaw moo xam mbirub emploi des jeunes moo xam aussi ci li nga xam ne nag moo di chantier ak mbirub économie réew mi dafa daal di tagatembe mais tamit bi mu defee saytu ba noppi am na ay proposition yu mu def fas yéene ko jébbal li nga xam ne nag moo di nguur gi bisi njëkk mu ñu sàkku nu daal décréter un plan d'urgence économique national lancer un projet massif pour l'emploi des jeunes stabiliser moraliser la gouvernance protéger le Sénégal des fractures du Sahel ouvrir un dialogue national incluant l'État entreprise diaspora société civile ba pare nag mu daal joxe ab ultimatum bu toll ci 100 jours alors nan nga jàngatee contribution bi nga xam ni El Hadj Ibrahima Ndiaye def na ko nu gën nga xam ci El Hadj Ndiaye jiite li nga xam ne nag moo di la 2STV mais fii daf ko def en tant que acteur politique nekk aussi porte-parole de Sénégal Demain. El Hadj. xam nga nag paa yi man dama leen di moytu. parce que mag day bànneexu. mag day bànneexu alaaji. mag yi nag faaw ñu bàyyi leen. ñuy bànneexu. te nu éviter. bu nu defee leen ngeen dóor leen ay bal. ba ñu balu. waaw. parfois faaw nga bàyyi. paa yi ñu xaw a bànneexu xaw a noos. xaw a noos tuuti xaw a wax ay yëf sax parce que ay nit ñoo xam ne la ñu neex rek lañ suñu mag ñi. waaye wala ñenn si suñu mag ñi. ay paa yu neex rek lañ alaaji. loo leen wax tooñ leen. loo leen wax tooñ leen xam nga ne paa bi ñu laal ko soosam mu lekk soosam ba ne alaaji laal ko poobaram. taalal ko ay sondeel laal ko jus mu dóor ba ne tourné bind benn affaire am xaw ma. réew mi doxul nii réew mi doxul en tout cas def na contribution ba pare proposé. dégguma mooy def na contribution lu mu gis ci réew mi ba pare proposé que ni loolu bu ñu ko defee xëy na solution dina am. solution dina am. léegi xaaral ma déglu la paa bi parce que paa bi laa bëgg gi liir kii wu mi. contribution dafa am yenn rek. yu ma ci kii te paa ba nag moo neex. dugalu ko page kii de dugalu ko page Sénégal Demain. kii de page 2STV la dem dugal affaire page 2 la dugal waay. moom li muy wax nii. xam nga engagé wu 2STV ay waxi boppam la. mënoon na koo dem jël dugal ko ci waxi boppam. mais kii la ko dugal. page yu 2STV. léegi déglul ma wax la. mu ne. le constat que je fais. Un pays à l'arrêt. Un pouvoir dans la rancœur. mu ne. les infrastructures sont à l'arrêt. Les investissements sont gelés. Les administrations travaillent au ralenti. Les entreprises attendent et notre jeunesse elle ne peut plus attendre léegi man xam nga lan laa comprendre. moom yii muy wax nii yëpp da daan dox bu njëkk ba. ci réew mi moom jàpp na ni jamono jooju mi ngi doon dox. moom jàpp na ni jamono jooju mi ngi doon dox. xëy na jamono jooju mi ngi doon dox. wante loolu laa comprendre bu dee yéen bu dee ñun El Hadj Ndiaye dafa newoon ci beneen réew. bu ñun ñu newutoon. bu dee ñun El Hadj Ndiaye. dafa bàyyi ma wax ko sax sunu père. waaw sunu père la moom sunu père la moom. waaw man dama xam bu dee moom dafa nekkoon ci beneen réew boo xamante ni yii ma nga fa daan dox. xam naa ñun bokkuñu woon réew mi. wallaahi waaw. xanaa kay daa gën a pire kay. ne ne daa gën a pire. oui waaye mu ne en 64 ans. moom mu ne les infrastructures sont à l'arrêt. les infrastructures dañoo mës a dox fii ci réew mi. demal Kaarang. Alaaji. ñu ne infrastructure. demal Kaarang. wallaahi. wala nga dem Maali Fara. Alaaji
demal Maranda. waaw Alaaji est-ce que yaa ngi may déglu. wallaahi maa lay dégg lii kay dafa doy waar. ah xëy na jamono ji moom gisoon na liggéey yaa ngi dox ak yooyu noonu. xanaa liggéeyam peut-être bu dee Fann la dëkk day xam nga ñu ci gën a bëri nag. ñoom xaw ma leen. Fann résidence ngay dëkk. di liggéey xam nga yooyu sax Moustapha Lo mu ngi naan PCA TDS la woon yooyu sax c'est pas méchant. mais nanu def moom ci li mu analyse. ñu basé wu ci loolu kese. parce que man dégg naa ñu naan non dafa nekkoon nangam ñu ko doon nangam. moo tax muy nangam yooyu yëpp garaawul. mais dama ne mu ne les infrastructures sont à l'arrêt. ñun de réew mi ñu juddoo ñun. infrastructure moom ça a toujours été à l'arrêt. wallaahi dëgg la. toujours nag. tali yi bon fi nekk. boo ko weddee demal Kaarang. fii ngeen di gisee yi immeuble. Dakar. fii ngay dëkk di gisee immeuble. wallaahi. waaw boo bëggee nga xam ne les infrastructures sont à l'arrêt. demal jëlal oto nga dem nga dugg ci biir réew mi. Sénégal réyul waaye duggal ci biir réew mi nga gis comment les gens sont en train de vivre la misère. depuis 60 ans nag. wallaahi. depuis 60 ans. comment les gens sont en train de vivre la misère. tey ngeen di soog a xam ne les infrastructures sont à l'arrêt. wallaahi. déglul beneen. les investissements sont gelés alaaj demal Kaarang. foofu nga xam ne investissement sax dafa existé wu bay gelé. dafa amul sax. waaw. ci réew mi depuis 60 ans investissement bi nga naan dafa gelé am na foo xam ne investissement sax musu faa am. am na ñoo xam ne musuñu leen tabaxal hôpital. ba tey jii am na ñoo xam ne 60 ans musuñu am courant. industrialisation. am na ñoo xamante ne 60 ans amuñu ndox potable eau potable amul seen dëkk yi. ñooñu bu ñu toogee nga naan investissement gelé. te ñooñu musuñu leen a investir dara seen dëkk yi. ils n'ont jamais eu d'investissement. Des villages sans infrastructure ni investissement pendant 64 ans. waaw tey nga koy tey lañ koy soog a xam ñoom. tey la wax neex. waaw man de sama papa man. wala sama yaay xam na lii. el nag moom tawaar fakal la sunu paa yi. ñoom ñu ngi koy soog a xam. waaye man sama papa man. wala sama yaay. xam na ne investissement ak infrastructure musta dox Sénégal. ndax moom dëkk na foo xamante ne zéro investissement fa am ak zéro infrastructure. wallaahi. ay soi-disant mairie. soi-disant case des tout-petits. soi-disant centre des jeunes ay benn néeg ñu tabax ko def nii ne xawma lan des jeunes. des communes sans jardin public. des communes sans espace public. des communes sans rien du tout. manufacture usine industrie dara. foo xam ne nit mën na faa xëy. bu dul jël netatu jaay ko. wala jël poobar wala jël géej gi jaay ko amut loo fa mën a liggéey ci réew ma wala ci dëkk ba. waaye 64 ans après ngeen koy soog a xam. kon yéen infrastructure mi ngi doon dox man mi dëkk Kaarang da xaw ma ne mi ngi dox man. waaw peut-être yéen nag xamoon ngeen ne mi ngi dox. bay sentir ne gelé nañ ko. waaye ñun dañ koo mës a sentir. wallaahi dëgg la. barke alxuraan. yéen a ngi soog a sentir ne dañ koo gelé ñun nag dañoo mës a sentir ne mu ngi dox ñun. dégg nga ma. wallaahi dëgg la. moom mii fu mu bàyyee ko xam na ko baax. ñoom ñu ngi soog a sentir ne yëf yi dafa gelé ñun. ñun nag mosuñoo sentir ci àdduna ne yëf yaa ngi dox ñun mosuñu koo sentir ba ñu juddoo ba tey. ba ñu juddoo ba tey on a les mêmes problèmes yéen ñi ci gën a bëri seeni doom. bu ñu feebaree rek ngeen faj leen bu ñu ak feebar bu leen mënti dal. seen doom yi Maroc la ñuy fajoo. wala Europe wala États-Unis ñun bu ñu feebaree ñun dañuy ragal a dem hôpital ndax ordonnance. wallaahi dëgg la. waaw ñun ñii dañuy dund ay 30 ans. hôpital benn yoon lañ fay dem wala ñaar. sunu biir kër yi bu ñu feebaree dañuy wër naan amoo Doliprane nga may ma. sunu biir kër yi doo ma bàyyi ay dara ñun sunu biir kër yi ñoom xamuñu lii de ñoom yëf yaa ngi soog a gelé ci ñoom. ñun ñu dund gel. ñun 64 ans ñun ñu ngi dund gel. sunu baay yi ci gel la ñu dund. sunu yaay yi dund sunu maam yi gel la ñu dund. sunu baay yi dund gel. parce que sunu baay yi kat mosuñoo am chance su nekk TDS. mosuñoo am chance su nekk lan. mosuñoo am chance politique. amuñu xaritu politicien seen yoon musta nekk ci politique. donc ils sont condamnés à toujours vivre ci noonu ñuy dund. di ñaan Doliprane pendant 60 ans.
sunu kër yi. da ngay jënd ordonnance boo ñëwee nga ñëw ordonnance ñu ne ordonnance bi lan la ngeen ne totalement ñu ne fer la waa may ma benn. wallaahi. waaw. dëgg la de. nga jël say ampoule di daj. waa kër ga ku ne indi kaasam ne la kon ne mooy wane ne kër ga ñëpp a feebar. waaye kenn du ci dem hôpital ñun yii la ñu dund yii yéen a ngi koy soog a xam yéen a ngi koy soog a xam. vous venez de yéen a ngi koy soog a xam parce que xamu leen problème yi yëpp seen kër yi xanaa bu njëkk ba. bu njëkk ba waaye léegi moom ñaanatu leen doliprane. mayanteetu leen ay doliprane. mayanteetu leen ay ampoule. waaw moo tax yëf yi bu kiiwee mu ne. les administrations travaillent au ralenti. fii administration dafay mës a travail mu ne au ralenti. administration daa mës a travailler Sénégal bëggal kayitu juddu seet. problème bi yàgg na de el. nga jaabante ba sonn. père barke Serigne Bamba Mbacke problème bu yàgg yu yàgg ngay wax ni ñun dañoo dund ci problème yi ba énervé. wallaahi ñu ci gën a bëri si ñun génn nañu réew mi dem. parce que. administration bi alaaji bëggal kayitu juddu léegi ci nga dox ba sonn doo ko am père ñun pour ñu am kayitu juddu problème la te loolu depuis ñu juddu ba tey la nag pour ñu am kayitu juddu problème la pour ñu am carte d'identité problème la pour ñu am passeport moom ñun moom yaakaaroon nañ ne passeport moom noobal a koy am ñun waaw ñun passeport yi fi noobal lañ ko yaakaaroon casier judiciaire laa hawla wala quwwata illa billah pour ñu am yii casier judiciaire problème la xoolal ñun ñii père bu ñu demee ci administration ba dañ ñuy ciipatu ñu ci gën a bëri hôpital sax bu ñu fa demee di faj ña nekk ci accueil ba dañ ñuy ciipatu te yow boo ñëwee boo indee sa doom ñu jël la nengal la suliseel la xamoo yooyu yi ñuy dund barke Sëriñ Bamba Mbàkke li ngay wax ni yaa koy soog a xam ñun dañu koo dund père xeexal jógal ko dundul mënu ko xam moo tax ma koy encourager na gën a xeex léegi nag question ba nga koy laaj nag moo pourquoi aujourd'hui te li ma koy wax nii rek yàgg na fi li mu fiy wax nii yëpp alaaji lii du lu bees wallaahi du lu bees yàgg na fi de alaaji mu ne les infrastructures sont à l'arrêt arrêt wuñu dañoo existé wul Sénégal amul infrastructure nanu ko wax te dee y a pas d'infrastructure dans ce pays mu ne balaa nga koy xam nag parce que le Sénégal c'est pas Dakar le Sénégal ne se limite pas à Dakar oui waaw le Sénégal c'est pas Dakar balaa ngay xam ne réew mi amul infrastructure demal Kaarang demal ci yeneen dëkk yi ci biir réew mi ñi mën a tukki moom ñi yàgg tukki xam nañ ne réew mi amul infrastructure boo waxee ñu ne ñu TER wax ñu péage wax ñu nangam ak nangam te fii la yem c'est seulement le Dakarois qui en profite seulement lui dans un pays Dakarois bi moo am privilège yu am TER Thiessois bi moom amul privilège bi Matamwaa bi amul privilège bi Koldois bi amul privilège bi Dakarois moo am privilège yu am TER ak BRT am BRT Kaarangwaa bi moo amul privilège yu am BRT du ko laal Dakarois bi moo am privilège yu am hôpital principal de Dakar Kaarangwaa bi moom amul privilège yu am centre de santé bu baax c'est ça un pays te on vit ça depuis 64 ans seen dëkk am na hôpital ay dara ñii ñu ngi nii amuñu hôpital seen dëkk nu ngeen di def bu ngeen di faju mu ne dem ville seen fa ñu dëkk ñoom amuñu sax hôpital dëkk bi amul sax infrastructure yéen a ngi koy 64 ans après ngeen koy soog a xam ne yee yaay waaw tontuwuma moom nag tontuwuma paa bi de mais moo tax ma ne la du ma wax ci yeneen ñi damay yem ci li mu wax dugguma ci leneen parce que il faut que góom il faut que ñun ñëpp ñu xam ko léegi nag ma soogoo wax nag lan moo tax ñu def nangam alaaji investissement yi gelé nañu ko ma ne ko investissement daa existé wul ci réew mi bañ koy gelé nel nos investissements kay vous qui en profitez parfois wala yéen ñi am chance u investir yéen a ciy profiter mais investissement existé wul ci réew mi administration travaille au ralenti l'administration n'a jamais travaillé wala boog certaines administrations n'a jamais travaillé toujours ça a été au ralenti depuis 64 ans bu ñu bëggee kayit dañuy sonn lépp lu ñu bëgg ci administration bi moom bu dee amoo baraaloo moom dee nga ay dara boo soxla woon kayitu judd tey jii di nga ci jot du ci jot kii bu ko voyage bettoon suba ñu ne ko tey ambassade woo ko
ne ko indil kayitu juddu indil kii du dem ca voyage ba. wallaahi dëgg yéen ji. casier judiciaire. waxi noppi. waxi noppi. certificat bonne vie et mœurs. waxi noppi. kayit boo bëgg moom c'est kayit boo bëgg ci biir réew mi moom parcours de combattant ngay def pour jot ci. même bu dee le ministre Aliou Sall waxoon nañu dina xaw ma Moussa Balla Fofana mooy lan. waxoon nañu xaw ma digitalisation ak yooyu. te ñu ko ciy encouragé. ñoom ñu ngi trouver ay solutions léegi mu ne les entreprises attendent ils ont toujours attendu et notre jeunesse nag déglul foofoo neex. mu ne elle ne peut plus attendre oui nous pouvons attendre. notre jeunesse. elle ne peut plus attendre nous allons attendre. neel kay nous les vieux. neel nous les vieux. nous ne pouvons plus attendre. ndaw ñi leen yàkkamtiwul. waaye ñun kay 2050 lañ jëm moom. ñun moom incha allah. du ñu yàkkamti te dinañu jël sunu temps defaraat réew mi. li ñenn ci mag ñi yàqoon yëpp ñu tabaxaat ko. wallaahi ba ñun sunu doom bu ñu màggee incha allah bu ñu ñëwee du ñu am problème yii ñuy jànkoonteel. waaw mu ne. et notre jeunesse elle ne peut plus attendre génneel jeunesse bi. pour laal jeunesse bi. accu jeunesse un. foofu baaxul jeunesse kay attendre 2050 rek ñun kay nanu Jomaay ak Sonko. dimbali rek te nekk ci jàmm. attendre nous allons attendre non. notre jeunesse yow jeunesse bi xam ne xew. jeunesse bi xam ne réew mi dañu ko muccu. caxatee nañu réew mi 64 ans. jeunesse bi jël ay mbiram jël dooleem. jël taxawaayam ne dañuy refonder wala dañuy réformer wala dañuy defaraat réew mi. ngeen bëgg ne ñun dañoo yàkkamti waaye léegi bu ñu yàkkamtee nu noo def yéen li ngeen tabaxul 64 ans. tabaxu leen usine Kaarang léegi ñun dañoo war kan mooy tabax usine Kaarang pour waa Kaarang di liggéey ci usine ba. xanaa nguur gi. kan moo war a defar manufacture Kaarang pour waa Kaarang di fa liggéey bañati ñëw fii. nguur gi. kan moo war a délocaliser. télé yi fi nekk yëpp pourquoi amul benn télé bu dem Matam installé wu fa. 2S lu tax newul Matam. Sen TV lu tax demul Kolda. ñëpp Dakar. lu tax TFM Youssou Ndour yóbbuwu ko Malem Odar. nit ñi di xëy dem Malem Odar. lu tax péage bi jógeewul Ziguinchor. ñëw ba fii lu tax terre bi jógeegu fi ba tey dem Ziguinchor. 64 ans te pourtant am na ci yeneen réew lii boo koy waxee dañ naan Vito tu abuses. mais am na ci yeneen réew. wallaahi. lu tax lii yëpp amul jeunesse boobu nag il va attendre. ñun kay ñii li ñu leen sant. moom mooy nekk leen ci dëgg nekk leen ci jub. nekk leen ci jubal nekk leen ci jubbanti. ngeen ñëw di dëngal kay lañ dut nangu moom ak koo mënti doon nag ci àdduna. tuddal nu la neex. nga ñëw di dëngal. duñ ko nangu. duñu ko nangu. mais fekk yéen a ngi jub parce que xam nanu. père li ngay wax nii xam nanu ko. mais la jeunesse moom elle ne peut plus attendre bu ko waxati. bu ma la déggati nga waxati loolu. waaw bu ma la déggati nga waxati loolu. la jeunesse si elle n'attend pas qu'est-ce qu'elle va faire. moo jaaxal ñëpp. si la jeunesse n'attend pas qu'est-ce qu'elle va faire. un pays qu'on a bousillé pendant 60 ans am ñu ñëw cette jeunesse ñëw ne dafay defaraat réew mi. mais qu'est-ce que vous voulez ñu am ay bâton de génie. wala ñu am ay génies yu ñëw di ñu def di ñu accomplir ay souhaits. non ñoom sax yéen vous devez plutôt encourager la jeunesse à attendre wax leen ne fi ngeen jëm yegg fa du yomb mais takk leen seen ndigg vous êtes la génération qui doit se sacrifier. Nous, pendant un certain temps, on devait se sacrifier, mais on ne l'a pas fait. On a refusé de faire ce sacrifice. Ku ci nekk lijjanti nga sa bopp. lijjanti nga sa nangam ba nekk dans de très bonnes conditions. Et pourtant réew mi moom en matière générale. réew mi boo koy jël dans la généralité fépp a sooxe. te pourtant ñun benn ci sunu biir benn réussir nañ ba sortir la tête de l'eau. Donc jeunesse bi bu ngeen leen di conseiller c'est pas vraiment de ne pas attendre mais dites à ces jeunes là soyez patients et soyez résilients mais soyez forts et soyez travailleurs. Abandonnez la facilité, c'est ça les conseils que vous devez nous donner. Refusez la facilité, affrontez la vérité, soyez véridiques dans vos vies, affrontez la réalité.
encourager les gouvernants modèles, délaisser ces pilleurs de république, délaisser ces detteurs cachés, ces voleurs de dettes cachées, délaisser ces gens et accompagner ces dirigeants parce que ce sont des gens véridiques. Dites-nous que pendant 64 ans, vous n'avez jamais eu affaire à un politicien qui ose se mettre devant ou sur un plateau de télévision et dire que je n'ai jamais volé un franc. Mosoo leen gis lu mel noonu. ñun suñu génération ñoo tombé ci loolu. Un politicien bu taxaw ne musuma sàcc fukki dërëm amul wala bu amee seen génération ñun xamuñu ko. ñun ñoo tombé ci loolu. Donc bu ñu ñëwee votre devoir c'est vraiment d'encourager la jeune à être derrière ces gens mais pas de pousser les jeunes à se révolter ou bien à pousser les jeunes vraiment à se tenir devant eux. Mu ne depuis 2 ans nous vivons non sous un gouvernement mais sous une gestion émotionnelle du pouvoir où tout est affaire de rancœur, de règlement de compte, de calcul politique. waaw reddition des comptes moom dina am moom. dina am moom. waaw loolu moom ñoom ñoo ñu ko diggoon te dinañu ko def ñun nag ñoo ngi toog di leen seetaan. Un pays ne se dirige pas avec le ressentiment, il se dirige avec une vision 2050 tegu na. Plan de redressement ñëw na yooyu yëpp ñëw na. Je le dis calmement, ce gouvernement n'a pas de vision lii moom. nañ bàyyi waa gouvernement bi tontu ko. Il réagit, il bloque, il méfie nag moom surtout méfie. Il n'agit pas mais il n'agit pas. mais l'essentiel daal alaaj xam nga lan la moom mooy père yi ngay wax nii yëpp ay problèmes yu ñu xam la te yu ñu la nangul. te problème yooyee xam ko moo tax xale yi génn rey seen bopp 82 personnes sont mortes à cause de ces problèmes. Manque d'infrastructure manque d'avenir moo tax xale yi génn reyante ba teg fi ñii yaakaar ne ñii dinañ fi génne yooyu yëpp waaw problème yi nga lim xale yi dañoo reyante ba teg fi ñii yaakaar ne ñii dinañu defar loolu kon ñaanaleel ñii ñu réussir waaw il faut prier pour que ces jeunes réussissent parce que ñun seeni sët lañ te on a vraiment on a espoir. Maintenant tout ce que vous pouvez faire pour accompagner ces gens-là faites-le. ñun loolu rek lañ leen sant parce que je pense que si réussir sa vie existait vous avez réussi vos vies. Je pense waaw lépp loo leen am ci àdduna nag yéene nañ leen ko. mais bu doon nit ku réussir àddunaam dañ koy natt ci li mu am ci koppar wala xaalis. mën nañoo jàpp ne yéen ak ñu mel ni yéen réussir ngeen seen dund. léegi nag bu ngeen réussir seen dund ba mu noppi lan moo leen war mooy accompagner jeunesse bi. ku iñaanee sa donnin sab deewin ñaaw. les jeunes veulent changer de paradigme. bëgg nañu génn fi ngeen newoon nekk feneen. léegi soit vous nous accompagnez soit vous dressez contre nous te yaakaar naa ne du ngeen def bi. Maintenant nag nous accompagner ça serait vraiment de nous dire aussi la vérité. La vérité mooy réew kenn du ko tabax ci facilité. C'est pas possible. lii de mooy dëgg. waaye ay la jeunesse ne peut plus attendre si on n'attend pas ñun fu ñu jëm. fan la ñu jëm. fan man aw ma passeport. mënumaa tukki. man ak samay moroom. sama yaay a ngi fi. di taaba sama baay. taar fakal la yàlla na ko yàlla yërëm. ñoo ngi fi mënuñoo génn réew mi amuñu visa benn dëkk. ñun bu ñu attendre lu ñuy def. moo jaaxal nit ñi de. ah man de comprendre ma. la jeunesse ne peut plus les attendre maintenant man peut-être keneen. waaye ñun bu ñu attendre ñun. lan la noo def lan la ñu war a def ñun. moo doy war de. ñun mënunoo tukki. mënunoo génn réew mi. ñoo ngi fii di ñaane Doliprane di mayante ay Doliprane di mayante ay traitement ampoule di mayante ay yëf. ñun de loolu la ñu am location 35 000 45 000 ñenn su ñun. ñi ko mën ñeneen ñaa ngi taaba di fay 75 000 ñenn nag ñaa ngi fay 100 000 mu métti lool ci ñoom. ñoo ngi xëy di dugg ci car rapide yeeg njaga njaay yi di liggéey yi. si ñaanu ñu sàccuñu tàllalu ñu loxo kenn.
te pourtant bëgg nañu réew mi am patriotisme ba pare bëgg am doole nag bëgg am jabar bëgg am doom bëgg ngénte bëgg mariage bëgg def yu neex yooyu ngeen di def waaw léegi ñun bu nu taaxirluwul nu noo def te mënuñoo génn réew mi loolu yëpp fii lañ ko bëgg defee léegi noonu bu nu taaxirluwul nu ngeen bëgg nu def ñu jéegi xëy di xeex ak Sonko loolu la nu bëgg waxuñu ko de loolu la nu bëgg de soo bëgg loolu mënta nekk poussé nu ba nu xeex ak Sonko la nu bëgg waaye defuñu ko de yii problème yi ngeen di wax di yëpp xam nañu ko ñoo la gën a xam administration bu taxaw ñu xamu leen administration bu taxaw sax yéen ba ngeen koy xam yàgg na parce que yéen administration tubaab bi ngeen fekkee woon defe naa waaw yéen mos ngeen ci tubaab bi administration bu jaar yoon te civilisé te tegu ci yoon yéen fekkee ngeen yooyu fekkee ngeen ay infrastructure waaye ñun xamuñu yooyu père cette jeunesse là ne connaît pas d'infrastructure xamuñu luy infrastructure ñun infrastructure bu ñu koy xam nga fan lañ koy xamee tam ñi yóbbu romb kii stade Ablaye Wade laal Dakar Arena yooyu gis yooyu ñun foofu la ñuy xamee infrastructure wala ñuy seetaan film yi wala parfois ngay seetaan ay mbaroo di ñu lay wan ay kër yu neexi parfois mbaru di ngay seetaan ñu lay war ay ñun foofu la ñuy gisee infrastructure de di la war ay kër yu neex yi ngay gis ay ñoom Marichou ak yooyu naan sama yëf ngay reere foofu la ñu xamee infrastructure de waaw ay hôtel yu neex ay jus sumu si ay sumu si ay cocktail xamuñu yooyu père yéen a xam ay cocktail naan ngeen cocktail yi ba cocktail yi jeex ñun ñu ñëw di rayante fu naan cocktail ngeen nañu yàkkamti leen du ñu yàkkamti dañuy xaar ba defar suñu cocktail ba mu baax paa yi cocktail rek lañ bëgg restaurant bu ñu dem cocktail la ñuy commandé cocktail ñun xamuñu cocktail alaaji kii nii sumu si xam nga sumu si am na beneen lekk gu neex am na lekk gu neex nga boobu nga xam ne dañu koy kii du sumu si du kii ay waay day am chocolat am kii am kii benn boisson la mais dafay am chocolat gars yi dinañ ko bind léegi ba pare sedd à base de chocolat kii nii am vanille genre affaire ba pare ñu defal la ko ci kaas bu mag nii 7000 lay jar waaye loolu salaire la naka la tudd léegi nu waxal ma ko te muy sedd nii nga koy yëngal nii ci kaw xaw a am crème fuur ci kaw dañ fay def crème mu fuur nii ba pare ci suuf naka la tudd ñu ne léegi ñu wax ma bisu xamul li may wax nii nu mu tudd am na nu mu tudd sumu si de milkshake comme Pape Malick Cissé Pape Malick milkshake les boissons yu neex yooyu dinañ ko naan de dinañ ko naan yéenoon naan boisson yooyu yekk naan ay milkshake naan ay sumu si seen doom yi di naan milkshake yi ñun ñu ñëw ne dañuy reyante ba naan milkshake ngeen dañu yàkkamti leen du ñu yàkkamti ñoo bañ fi ngeen jaar ba tekki foofu la ñu nar a jaar ak ñaar ñii ba tekki waaw naan ay cocktail lekk ay gambaas paa yi ak ñoo bëgg gambaas gambaas rek lañ bëgg ak fruits de mer ay mbaxal ay kii paa yi di lekk ay kii payla yow paa yi dañoo bëgg ñenn si paa yi dañu bëgg lu yomb ak Serigne Touba dañuy dund seen jamono bëgg dundaale suñu jamono duñu ko nangu Ousmane Sonko moom lenn la da ngeen koy jàppale mu defar li mu defar wala ñu jàmmaarloog yéen jeex na tàkk duñu xeex ak yéen nag waaye xam nañ li xew dofu nu di dof moom jeex na fi moom te xel yi tàkk na waaw xel yi tàkk na infrastructure amul Sénégal li ngay dëgg Sénégal infrastructure dafay amul industrie amu fi waaw manufacture amul fi administration bi doxul te ñun ñii dañ koy dund boobu ba tey père maa ngi nii je le répète encore voyage su ma bettoon nii suba du ma dem ndax lan suñu ma laajee kayit du ma ko am administration bi 15 heures ñu ne wàcce nañ xaw ma 18 heures 15 heures boobu fii laa bëgg kayitu juddu non kii certificat de domicile dem ci kër kii ba délégué de quartier ba xale bi dama sam papa day nelaw bi may mujj wax loolu yàggul bi ma koy mujj wax yàggul barke Serigne Touba
délégué de quartier ba ay dara. dem war a ci am nga certificat de domicile. mbir mu urgent xaw ma certificat de lan. certificat de domicile la ak lan. domicile résidence. ma dem mu ne ma sama papa day nelaw. administration ñun loolu la ñuy dund de. lii nag moom dañoo juddoog moom ñu ngi yaroog moom ñu ngi màggandoog waaye du ñu deewoog moom. xalaatuñu ko Ousmane Sonko nag ak Diomaye. lii moo tax nag bu ngeen ma seetaanee ngeen xam ne les problèmes sont autres. les priorités sont autres. te gëm lañ leen te wóolu nañ leen nag. doxal leen. alors dañuy ñëw ci wàllub yoon par rapport ak li fi xewoon diggante 2021 jàpp li nga xam ne nag.